téléspectateurs à 221 TV ñu amaat mbégte ak contentement di leen dalal seen face à l'actualité tey ñu am aussi honneur bu mag recevoir fi kan bu mag ñu koy wax monsieur Moubarak Lo di directeur général du bureau de prospective économique yi nga xam ne ñoom ñooy addu ci lépp lu jëm wàllu problème social monsieur Lo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyu Chamsidine di nuyu ñi seetaan Actu 221. ñu ngi lay remercier aussi di la dalal bu baax ci plateau à 221 TV justement ñu ci ànd ak Samsidine aussi Sams. Moussa Ba maa ngi lay nuyu di nuyu waale président di nuyu waale téléspectateur à 221 yi nga xam ne tey ñoom lañ fas yéene jàkkaarloo waat ak ñoom merci. d'accord merci mu nekk seen émission face à l'actualité ñu koy rappeler rek ne monsieur Moubarak Lo lañ fi dalal directeur général bureau de prospective économique qui réfléchit sur les problèmes sociaux donc professeur ci face à l'actualité nga nekk dañuy démarrer rek ak actualité générale bi tey li fi gën a fës mu nekk rapport bi génn tey ci suba di rapport IPC indice de la perception de la corruption bi nga xam ne Sénégal dafa des ci zone rouge bi garder aussi position bi nga xam ne daf ko occupé depuis 2016 muy benn note bu nekk 45/100 lan mooy sa commentaire ci loolu. waaw commentaire bi mooy nañu xool domaines yi nga xam ne fi lañ gën a faible fi lañ gën a ñàkk néew doole ñu améliorer ko ndax dëkk moom daa war a jëm kanam waaye wuroo yam benn place rek année bu ne nga yamaat foofu parce que rapport yi buñ ko xeeb ndax am na ñoo xam ne suñuy investir. rapport yu mel ni dañ koy xool ci la ñuy tànne dëkk yi ñu def ndax am na ñoo xam ne fépp fu ñu yaakaar ne guerre am na fa duñ fa dugal seen loxo ndax xam nga soo demee fu mel ne États-Unis ñoom seen yoon dafa xaw a dëgër ci loolu ba tax na da leen di contrôler bu baax a baax moo tax dañ ci bàyyi xel bu baax a baax moo tax nañu def effort xool domaines yi nga xam ne faible nañ fi ñu jëm ko améliorer. justement domaine yi nga xam ne faible na fi ñu amélioré ko benn ci domaine yooyu tamit dafa mel ne bu ñu ko seetloo dafay nekk tey li ci waa Forum Civil addu ndax même information bi ci ñoom lañu ko nangoo mu nekk section sénégalaise bi nekk Transparency International ñoom tey yëkkati nañ ay recommandations aussi mais yëkkati nañ ay raisons yu nga xam ne moo war a mën a entraîner loolu wax nañ ci benn ne bokk na ci li nga xam ne gouvernement Sénégal du partager trop dossier judiciaire yi bokk na tamit ci li nga xam ne dossier yu bari corps de contrôle dañ ko def ba pare président teg ci concom comme ñu koy faral di waxee ne yooyu bokk na ci li nga xam ne bu ñu ko saafara woon tey amaana dinañ mën a évoluer fii ndax kat bu ñu ko seetloo dëkk yi mel ni Ghana bu mel ni Guinée bi ci suñu wet tamit ñu ngi ciy def ay jéego naam ay jéego yu ndaw la donc Sénégal fi mu toll ak fi taxawaayam toll dañuy ragal ne tamit tey waroon naa mën a évoluer lu mu bon waaye 4 ans ci benn point mais aussi juste ñu ñëwaat ci li nga xam ne mooy cause yi tey ndax cause yi partagé nga ko quoi Forum Civil wala nan nga ko gisee. waaw man liiraguma rapport bi ndax daf ma fekkoon ma nekkoon ci benn liggéey waaye man ba mu rapport bi amee ba tey ëpp na 2 fukki at lu may suivre la ndax may naa ko doole ndax xam nga enquête man statisticien laa aussi xam naa valeur u enquête te nit ñi moom li ñu xam rek la ñuy wax parce que rapport yi balaa ñu koy bind danañ laaj ay kàngam danañ laaj nit ñi danañ laaj entreprise yi te ñoom li ñu perception sax moo tax ñu wax ko perception ndax xam nga réalité moom yàllaa ko xam ak juge bi tamit bi mën a dem ba fouiller waaye nit ñi moom li ñuy gis rek la ñu xam ba tax na yaakaar naa li ñu wax leer na kon nag ñiñ ko orienté ñoom ñoo war a def li war waaye ragal naa lu jëm ci justice de manière générale man sama gis-gis mooy procureur ci boppam c'est-à-dire waratul dépendre ci ministre de la justice man mooy sama xalaat bi may wax toujours ba mooy dañ ko war a bàyyi moom li nga xam ne xëy na nag mën nañ parlement mën na ko bindal ay orientation ne ko nii nga war a liggéey waaye suñ ko xasee jox orientation li ci des moom dañ ko war a bàyyi mu topp su bëggee topp te teg ko nag ci anam yu dëgër ndax moom du juger moom day accuser rek su paree juge yi nag ñoom ñooy juger waaye ragal naa suñ defoon loolu xëy na dana yombal lu bëri. d'accord Samsidine ñu bàyyi la xam naa nga àddu professeur ci li nga xam ne mooy rapport IPC bi placé Sénégal aussi ci zone rouge ba tey mu gàdde ci notu 45/100.
waaw peut-être question yi ñuy posé foofu noonu mooy Sénégal par exemple avec le président Macky Sall daf ñu doon jaay bonne gouvernance gestion sobre et vertueuse di ñëw dugg ci par exemple suñu gisee ni depuis 2016 ba léegi Sénégal même résultat lay gardé est-ce que duñu interroger wu ñu xool ndax corps de contrôle yi nga xam ne ñoo la ñuy mettre en place liggéey bi ñuy def yi nga xam ne dañ koy def ñu xool suñu jëlee par exemple am nañ OFNAC am nañ inspection générale d'État am nañ ARMP am nañ et cetera yooyu yëpp ñu ngi def ay rapport di ko jébal le président est-ce que dossier yooyu noonu su ko doon exécuter normalement du ñu jëlee ci place bi ñu nekk. loolu comme ni nga ko waxee lu c'est-à-dire c'est sûr que dana ci ñu ci jógee ndax comme perception la suñu laajee nit ñi dañ naan lii moo am donc soo ko dindi woon dana tax ñu wax leneen su ko defee classement bi amélioré wu waaye xam nga loo xam ne njiitu réew la moom moo ci war a tontu daal ndax man nekkuma position boo xam ne mën naa commenter librement lu njiitu réew di def ndax damaa bokk ci biir état bi loolu moom moo contraindre. justement d'accord nekk na loo xam ne aussi wax dañu koy respecter mais dafa mel ni tamit bu ñu ñëwee ci wàllu yow sa fànn muy wàllu économie aussi tey di am résultat yu mel nii wala ñu ñuy defal perception yu mel nii dina am suñu impact ci surtout ci moment bi ñu toll nga xam ne ñu ngi wax waxu relance économique ñu ngi wax waxu émergence tey lan mooy impact économique bi mu mën a am ci kaw Sénégal. waaw xam nga émergence mënoo ko wax te waxoo investissement parce que émergence il faut dëkk bi am croissance te pour que dëkk bi am croissance di dem bu baax il faut mu am investissement mooy nit ñi nekk ca dëkk bi nangoo cee dugal seen xaalis pour tabaxal ay usine wala dem bay boo xam ne bay bu am doole lay doon wala boog ñu ne bitim réew nangoo indi seen xaalis dugal ko ci réew mi te loolu am na nag ay investisseurs yoo xam ne yooyu moom génne wu leen ñoom seen bopp sax xëy na suñuy tukki ci bitim réew pare nañ pour neexal pour am liñ bëgg waaye am na ñoo xam ne loolu moom bokkul seen agenda ba tax na loolu mën na leen a dàq waaye nag bon il faut nga comparer aussi Sénégal ak ñeneen ñi parce que su fekkee jël nga Afrique xëy na sunu rang dana tane bon loolu nag day tax comme ñoom dëkk yëpp la ñuy juger suñ bëggee jël Afrique Sénégal mën na ci tane mën na sauver Sénégal donte notamment au niveau mondial demeewul noonu donc loolu tamit lu jar a xam la ndax soo comparé woon Sénégal ak Singapour xëy na Singapour moo koy gën noot waaye nga comparé Sénégal ak beneen pays Afrique mën na ko sauver ci investisseur boo xam ne moom li ko yitteel rek mooy na investir Afrique waaye su doon comparé réew yëpp Vietnam Sénégal Singapour xëy na foofu la ñuy gën a sonale ci suñu comparé ak yeneen pays africains waaye nag taxul ñun ñu war a wax am na ñuñ tane rek waru ñoo liggéey ndax suñu objectif dafa war a nekk ñun fi Singapour nekk tey ñu dem fa ndax soo demoon ñeent fukki at ci gannaaw ñoog Singapour ñoo yemoon ay mbir waaye ñoom dem nañ ba romb ñu foofu suñ toll nii daanaka Singapour bëggalul dara dëkk yi gën a jëm kanam donc ñun suñu ambition mooy jël yoon woowu mooy yoonu émergence mais loolu nag pour nga jëm ci liggéey bi émergence li gën a bari yow yaa ko def man am na téere boo xam ne démb rek laa ko génnee dañ ko def ci domaine émergence waroon naa ko indaale sax wan leen ko mu ngi ci oto bi waaye ci li ñuy wax condition ci nga xam ne mooy tax nga émerger transparence ci la bokk dëkk boobu transparence pour mu émerger lu jafe-jafe la néew ma du émerger waaye lu jafe-jafe justement yaakaar naa ne kon liggéey bi war na gën a mën a takku ci wàllum transparence dëgg la mooy na mbir yi leer mooy na leer guerre du am ci dëkk bi lu ñuy def rek na leer nañ te mu ne fang yaakaar naa loolu non seulement même nit ñi ci boppam nga ko njëkk a ameel ndax nit ñi la dénk ñoom dañuy xaar nga rendre leen compte ba tax na ba pare soo ko defee lu baax rek lay doon dina baax ci kopparu réew mi donc lii nag dëkku africain yëpp laa koy encourager pour que ñu def ko modèle boo xam ne ci la ñuy gouverner ndax moom mooy da leen di jëmi kanam waaye du leen jëmi kanam. justement kon xam naa dañuy jàll ci beneen point d'actualité rek Samsidine xam naa boo ci amul rebondissement. d'accord donc ñu jàll ci beneen point d'actualité moo xam ne tamit xewaat na tey ci suba muy élection maire Dalifort tey dañu seetlu ne ki nga xam ne mooy Mamadou Mbengue bokk APR moo remplacé ki nga xam ne mooy Idrissa Diallo
tey ñu gis ne Idrissa Diallo taxaw Sénégal la nekkoon Mamadou Mbengue APR la nekk tey est-ce que mënuñu wax waxu tey ne fokkati nañ volonté bi nga xam ne population Dalifort amoon na ko. waaw moo tax réforme bi ñu bëgg a def nga xam ne maire bi léegi population bi ñoo koy élire directement ndax xam nga tant que mi ngi dépendre ci conseil municipal bi problème yi daay am même gis nga même am na mën nañ élire maire bi ci saasa sax enfin ñu liste bi mais ñu dem ba ca mairie ba ki doon def campagne ak yëpp mu dem am keneen ku nekkoon ci liste bi présenté wu gañe ko waaye bon bul fàtte ne tamit ki fi jógee nekkul woon ci coalition Benno Bokk Yaakaar xëy na su fekkoon ne ci la bokkoon ci lay ëpp impact politique que ñu jëlee ko ci koo xam ne peut-être xaw ma ba xam opposant la waaye xëy na ñoom ñu nekk Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar jàpp nañ ne suñ ko nangoo ci ñoom néewal nañ doole opposition bi politique man nag dama ci xamul lu bari donte maa ngi leen di jege waaye man société civile laa boo xam ne dafay jaxasoog politique yi moo tax soo gisee sax nanguwuma dugg ci parti lu mel nii moo tax mooy ne soo bëggee dugal éthique ni ngay engagé woo yaakaar naa politique da nga ci am jafe-jafe ndax politique moom xam nga li leen yëkkati mooy gagner am pouvoir ak noo ko mën di amee tamit mais soo ci boole woon moral c'est vrai que doon nga bàyyi ki nga xam ne moom la population yi faloon jox ko majorité waaye nag dëgg rek kay mujj yaakaar naa suñ demaatee élection su comme dañuy delluwaat nit ñi baat bi su fekkee ñoom dañu bëgg a delluwaat ci li ñu amoon te ñaan yàlla tamit giñ fay teg mu yàgg fa yaakaar naa loolu daal lañ mën a wax ci mbir mi. d'accord et élection yooyu nga évoqué tamit yow ci say information wala ci sa jàngat jàpp nga ne dina am ci at mi nga xam ne mooy 2021 bi ñu ko jàpp. bon mënuma ci am information bu ma mën a wax parce que d'abord awma ko ci mais su ma ko amoon aussi mënuma ko wax mais mën naa réagir en tant qu'analyste ndax réew mi moom ñun ñëpp a ko bokk. kooku moom du ma ci tàggu kenn te li may wax laay wax ba léegi mooy élection locales yi nañ ko def temps bi ñu ko war a defee. xanaa ñi ngi ko waroon def depuis 2019. ah juin 2019. voilà donc mi ngi tardé ba tey te loolu moom daanaka am nit ñi dañoo war a respecter seen volonté mooy suñu élire 5 ans boo leen a delluwaat kàddu gi sinon parce que mën nga am maire boo xam ne bëggatuñ ko donc benn fan bu mu fa def rek da leen di indil problème mooy toppatootu leen nga nar leen bàyyi mu nekk ak ñoom. donc loolu mooy li may wax ñaareel bi bon su fekkee ne am na yu ñuy liggéey pour defaraat fichier bi bon pourquoi pas waaye lu mën a gën a gaawee daal moo gën te maa ngi ñaan yàlla aussi liy génne ci loolu mu gën li fi newoon parce que su fekkee ne li gën daanaka am jëriñul dara yaakaar naa doon nañ perte temps bu bëree bëri mais li am solo mooy élection moom toujours nañuy respecter calendrier bi yaakaar naa loolu aussi ci liy tax démocratie réew di gën a dëgër ci la bokk. léegi ci contexte Covid bi ñu nekk jàpp nga ne économiquement amul benn jafe-jafe bu ñu war a mën a tere ñu def élection. non mais dëkk yi ñu gën a ëpp Covid États-Unis moo ñu ëpp Covid foofu. te def nañ seen élection présidentielle. xanaa suñ ko defee ak distanciation bi war séparé wu 1 mètre nit ñi sol masque donc maintenant. voilà xanaa ku bëggul organiser élection mais justement élection parce que mën nga ko def sax dañu ñi di gën a waxee quoi ñoom. non mais dëkk yi évoqué raison économique. mais dëkk Afrique yëpp def nañ Côte d'Ivoire def na élection. Mali Guinée def na élection. Mali sax xëy na gëj naa def élection mais dëkk yooyu yëpp Burkina Niger donc te ñoo ñëpp ay pays africains ak Guinée bi ñu dëkk yi ñu ëppale cas sax mooy France. ak États-Unis parce que ñoom ñoo fi def bu yàggul. France sax deful bu yàggul mais États-Unis def na donc fu États-Unis defee yaakaar naa ñun war nañoo mën a def. justement même peut-être pour foofu noonu ñu doon wax sànq corruption bi ñu doon wax élection yi ñu gis ne élection municipale yi d'habitude vote conseil yi ñooy voté ñi di suñu jot tamit des fois corruption est-ce que. waaw loolu aussi lu am problème la ndax yaakaar naa nit même guerre conseil moo gën a yomb guerre nit ñi parce que d'abord nit ñi bari nañ bari koo xam ne
te mbaj gàcc gi donte vote maire tamit mbaj gàcc la waaye moo gën a neex a fës daal ndax foofu bari wuñ donc pratiquement da nga xam ñi la trahir ak ñi la respecté mais su dee nit ñi moom mën nga jox nit xaalis mu lekk ba pare du la votel te tamit ñoom souvent duñu am doole mën a ger ñëpp ñenn ñi rek la ñuy mën a ger ba tax na donc li gën daal mooy mbir yi daal na leer même à la limite même su jaroon élection municipale ñu def ko à bulletin clair mu bañ a nekk secret ndax foofu moom lu ñuy nëbb amatu fi kanaa foofu moom war na mën a leer sax li nga voté dañ koy xam kooku xëy na suñ bëggoon affaire bi leer réforme boobu mën naa ko proposer mooy conseil municipaux yi suñuy voté ti mu bañ a nekk secret parce que gisuma lu ñu fa war a def secret soo bokkee ci liste bi nga xam ne moom nga combattral ba ñëw gisuma lu tax nga war a mën a dem di voté feneen même assemblée nationale c'est la même chose yaakaar naa war nañ mën a def vote boo xam ne bu leer la nga xam ne l'individu s'assume ku bëggul ki ñu la proposé nga clairement nga wax ne bëgguma kii mais doo dem di def leneen loo xam ne vraiment bokkul ak li nga xalaat loolu man xaw ma lu muy niróol daal. justement doy na waar ñu jëm ci beneen actualité bi nga xam ne moo ñu yóbbu ci suñu premier thème wàllu santé bi ak Covid bi tey actualité bi tamit ci wàllu santé bon ñu leen di rappeler rek ne monsieur Boubacar loolu lañ fi dal directeur général bureau de prospective économique du Sénégal bi nga xam ne mooy réfléchir ci wàllu problème sociaux yi tey beneen actualité moo ñuy dugal suñu premier thème bi nga xam ne mooy nekk santé bi ak Covid bi justement mooy nouvelle variante bi ñu ne gis nañ ko fii Sénégal boo xam ne bu britannique bi la tey est-ce que fan la ci xibaar yi toll ndax nit ñi dégg nañ ko IPRES joxe na ko tey ci suba lañ ko jot amu ci ay xibaar ndax mën nga ñu ci indil quelque leeral. waaw man de ñu bari sax xamuñu ko ndax yow mii de daanaka ku ñaw nga ndax man maa ngi doon waxtaan ak ay intellectuel même ñoom xamuñu ko foog nañ ne ba léegi Gambie la nekk te professeur Mboup bi mu waxee clairement wax na ne moom bi mu njëkkee xool gisu ko mais bi mu xoolaatee gis na ko. léegi nag Gambie ak Sénégal moom dañoo jaxasoo daanaka am benn dëkk la Gambie mi ngi mel ne yaa ngi biir Sénégal Sénégal mi ngi mel ne yaa ngi biir Gambie donc ñaari dëkk yi benn lañ mag ak rakk lañ te ñoo bokk ndey bokk baay ba tax na su xasee dugg Gambie jàppal na dugg na Sénégal te xëy na su xooloon yeneen mën na am lu ëpp lii donc li am solo comme ni mu ko waxee mooy nañu takkoo woon nañ ko continuer gën ko renforcer encore mooy di takk masque di dandante te koo xam ne fi ngay dem jërul nga fay dem nga bañ fa dem yaakaar naa suñu defee loolu yàlla danañ ci musal li ma gëm tamit en tant que loolu moom hypothèse bu mooy def la en tant qu'analyste mooy ku mënoon a mucc ci bu njëkk bi mën ngaa mucc ci bi kooku moom hypothèse bu ma mën a teg ci table bi la xëy na yaa ngi koy doog a dégg mais li ma xalaat en tant que statisticien mooy résilience bi Sénégal amoon ci Covid bu njëkk bi mën na ko am ci bii waxuma vaccin yi ndax xam nga vaccin moom da nga ko paramétrer par rapport ak variante bi nga am su variante bi changé woo il faut nga changer paramètre vaccin bi mais nit ki nga xam ne xëy na xaleel la ndax ñooñu mooy muccal Afrique ci Covid bi ndax ñoo gën a xale yeneen dëkk yi ñun ñoo ëpp xale États-Unis ñoo ëpp xale France ñoo ëpp xale Espagne wala Italie moo tax mbas mi ni mu sonale ñooñu sonalu ko à Sénégal ndax xale moo gën a mën a résister mag ndax mag yaramam day xaw a fragile moo tax soj sax mën na sonal mag donc looloo tax li ma gëm hypothèse bi may def mooy te maa ngi koy doog a wax mooy ne résilience bi amoon ci Covid bu njëkk bi mën naa am ci Covid bu ñaareel bi parce que résilience bële bu structurelle la mooy chloroquine bi nga daan faj bële mooy faj bii ba tey ci sama xalaat maa ngi xaar nag médecins yi nag ñooy continuer def seen recherche mais xam nga soo nekkee ci décision il faut nga def ay hypothèse pour mën a continuer di liggéey donc nañu continuer protection bi continuer également di takk masque continuer également di am population bu jeune xanaa loolu protection la boo xam ne ak protection garab yi ñu daan naan parce que chloroquine mooy niwaakin bi ñu daan naan ci palu bi mooy sibiru bi jariñ na lu bari nit ñi fi ñu toll nii ak bañ a ak surtout dandante bi parce que soo gisee dëkk yi gën a sonn
mooy dëkk yi gën a jegalante bon xëy na fii ñun danger bi ñu am mooy transport bi soo xoolee nit ñi donte dañu bàyyi woon ngénte yeeg sabar yeeg yëpp mais suñu duggee ci kaar yi dañuy tàncaloo te masque yi sax nañ koy takkee souvent du nekk takk boo xam ne jaar na yoon parce que masque soo koy takk tant que takkoo ko ba mu ñëw ci kaw yaakaar naa takkoo masque da ngaa def comme loo def waaye takkoo masque il faut nga takk ko pour ba mu jóg fii muur sa géñi muur sa bakkan dem ba dépassé bakkan bi sax nga xam ne dara du mën a dugg donc te même loolu sax du protection 100% bu ñu yaakaar ne soo xasee takk sa masque rek mën nga def lu la neex dañ la ñaan nga takk masque mais tamit nga dànd nit ñi mooy 1 mètre voilà 2 mètres sax moo gën parce que nit ki su fekkee am na feebar bi xëy na 2 mètres bi moo gën mais 1 mètre bi mooy au minimum li nga xam ne war nga ko def donc loolu daal mooy li ma xalaat heureusement nag léegi doon nañu wax transparence mooy leeral mbir mi maa ngi saluer action bi nga xam ne def nañ ko ba woo professeur Mboup mu ñëw leeral loolu parce que dëkk toujours lu fa xew dañ ko war a wax nit ñi parce que suñ ko nëbbee mën na jur li gën a yées parce que variante boobu encore une fois day gën a gaawee tasaare feebar bi looloo tax sax mu yokk ñi ci ñàkk seen bakkan parce que feebar bi lu mu gën a bari ñi ci ñàkk seen bakkan gën a bari waaye ñàkk bakkan boobu aussi suñu gaawee détecté cas yi mooy gaaw leen a gis jël leen en charge loolu aussi dana tax cas grave yi wàññeeku dana tax tamit kenn dootu ci ñàkk sa bakkan parce que objectif Sénégal fi ñu toll warul nekk en priorité bu fi Covid am parce que loolu moom lu jafe la Covid toog na fii balaa nga fiy jëlee yaakaar naa ay weer lay doon ba ngay dem ba dootu am ci réew mais nag mën nga fexe ñaan yàlla kenn bañ a cee ñàkk bakkan nga xam ne Covid bu am rek dañ koy daal di jël ci saa sa faj ko loolu nag li la koy may mooy test yu bari mooy yombal test yi jege nit ñi nga xam ne ñëpp danañ ñeme léegi dem test yi te du leen coûter lu bari mais xam nga soo nee nit ki da nga fay 40 000 te ñaari centre rek ñooy def test yi ragal naa ne loolu dana tax ñu bari duñ mën a testé wu mais Sénégal waroon nañ bis bu ne ñu am 10 000 20 000 am na dëkk yoo xam ne fi ñu toll sooy testé wu doo fay mais nag rang ga nag day bari bu boobaa mais suñ ko wàccee woon ba nga xam ne département bu ne ku fa nekk mën na testé wu ñu dem ba centre de santé bu nekk ci Sénégal rek mën nañ fa testé wu xëy na mënaguñoo àgg ci poste de santé yi mais au moins district sanitaire yi ne Sénégal yépp waroon nañ mën di testé ñu dem également ñi nga xam ne ñoo yor médecine privée ay médecins cliniques yi war nañoo mën a dem bay testé aussi l'essentiel mooy nañu am ay protocole te képp koo xam ne contrôlé nañ parce que mën nañoo def ay contrôle de routine pour soo testé ba pare ñu jël ay échantillon testé waat ko loolu ci régulation la bokk su ko defee dañ lay retirer même sa agrément am dañuy tëj sa clinique ak yooyu yëpp yaakaar naa suñ ko defee war nañoo mën a dugal privé ci liggéey bi day tax mu gën a yaatu comme yeneen dëkk yi ni ñu koy defee parce que ñun suñuy médecin yaakaar naa formé nañ leen fi ñu leen war a formé donc war nañ leen wóolu donte dañuy liggéey ci privé bi ne danañ ko def ak éthique bi war. souvent kon xam naa ne Samsidine dina bëgg a sëkk ak yow waxtaan ci surtout plan de guerre bi nga xam ne bureau de prospective bu économique teg na ko ci wàllu Covid 19 bi. waaw ci lu wér loolu sax dañuy wax ni d'habitude bu ñuy tàmbalee njëkk ci question bi nga xam ne rapport bi nga xam ne peut-être njëkkoon ngeen ko produire bay wax nombre de prévisions yi nga xam ne defal ngeen ko ci première vague bi boo ci mënee revenir après nga ñu doog xool ci proposition yi ngeen joxe ñu doog ci dugg. waaw xam nga ñun liggéey bi nga xam ne sart bi ñu taxawal moom la ñu sant daf ñu wax ñuy xool jamono ji lii bëgg a ñëw ñu jéem ci xalaat wala lu ñu yaakaar ne suñ defu ndànk dana ñëw loolu ci suñ liggéey la bokk mooy dafay analyse yoo xam ne prospective lay doon mooy lu ñëwagul nga jéem a xalaat la su ñëwoon lan la mën a andi réew mi mën a nekk lu baax ñu ne réew mi lii kat par exemple ma jox la ci benn exemple foo demee fu mel ne Guinée-Bissau xam nga ne nen ci boppam lu bari Portugal lay jóge bu kooku mën nañoo wax Sénégal nañ fexe bay jaayi nen Guinée-Bissau kooku suñu liggéey ci la bokk mooy indi
du ne luy jafe rek la ñuy wax mën nañoo xool lu baax tamit ñu ne gaaw leen dem jëli ko balaa keneen di ko jël ay opportunité mën na nekk loo xam ne tamit lu systémique lay doon wala ay stratégie yu gën a xóot mën nañu xool aussi comme feebar bi mu ñëwee ñun waruñoo yam rek ci bis bu ne docteur Mamadou Ndiaye ñëw 10 heures wala ki ko remplacé léegi docteur Guèye ñëw ne lii lañ am ci mbas ñun war nañ xool lii nii fan la war a continuer xëy na sax balaa yàgg danañ jéem a génnewaat yeneen lu pour weer yi ñëw ndax dañu décidé woon arrêté bi ñu arrêté mooy bi gouvernement bi changé ni ñuy testé ndax boo ko changé dafa perturber suñu modèle ñun suñu modèle mënatu ko woon jël en charge soo bàyyee ñuy testé ñuy contact yëpp nga jël leen mais soo jëlee yenn contact yi bàyyi yenn yi day xaw a jafe en tant que statisticien nga mën a liggéey parce que liggéey da nga ko war a teg ci science mais doo ko teg ci gisaane sinon man gisaane laa koy tudde fi ñu toll nii xëy na soo jëlee juróom-benn weer yi weesu am nga information yu la may nga tàmbaliwaat mën a tàmbali liggéey bi donc bi ñu mois de juin dañu génne woon benn rapport ne mbas mi Sénégal bon xëy na mars ak léegi fii la jaar xëy na yoon yi war na ci mën a jaar ñu génne ñetti yoon génne benn yoor boo xam ne mooy yoon wert bi nga xam ne day naat day dem ba mbas mi jeex ñu génne benn yoon bu rouge dafa xonq ñu ne bii moom mooy bi gën a garaaw ñaan yàlla ñu bañ fa àgg ñu génnee benn yoon bu mboq jaune mboq mooy jaune no boobu ci digg bi ndax mboq moom dafa jaune moom moo nekk digg doomu bi xëy na defuñu dara waaye li ñuy def tamit des na boobu xëy na Sénégal fi ñu toll nii moom la toll mooy bi nga xam ne mbas mi mi ngi ñëw waaye ca dëgg-dëgg àggul fu États-Unis àgg wala fu Espagne àgg wala fu Italie jaaxle wala Afrique du Sud ñooñu jaaxle gi ñu jaaxle Sénégal tollul foofu donc képp ku la wax scénario rouge dafa gaaw a tiit waaye ak suñu foofu yenn saa yi nga dégg gars yi di wax hécatombe wala lu nañu la koy wax naan nit ñaa ngi daanu comme ay weñ loolu yaakaar naa ñi koy wax xamuñ li ñuy wax su amoon yaakaar naa danañ ko xam Sénégal donc nekkul foo xam ne mbas mi jeex na fi parce que am na dëkk yoo xam ne ñoo ñu gën situation foofu sañ toll ci Afrique waaye dafa digg doom loolu nag dafa am yoon yu ñu waroon jaar te jaaruñu ci loolu indi loolu ñu yan yoon waaw benn bi mooy ñun li ñu waxoon ci rapport bi dañ ne woon ñiy jële bitim réew su ñëwee dañ leen war a tester bon dégg nga ministre bi nee na déjà am na ñu ci indi test yu baaxul loolu benn élément la ñaareel bi test rek doyul xam nga nit ki mën na jógee fenn fu bari mbas mu testé wu benn fan avant fekk ne moom ba muy testé noonu fekk ne kii bi dugg na ko waaye feeñagul ci yaram mu ñëw fii am fi ay fan mbas mi feeñ moom xamu ko mu wàll ko waa këram soo xoolee loolu xëy na du gën a mën a indi mbas ci la bokk parce que su fekkee ñiy jóge bitim réew ñëw nañ donte tourisme amatul waaye am na ñeneen ñu ñëw ñu dëkk ci réew meeg ñooñu loolu mën na indi benn situation ñaareel bi dañu recommandé woon test yi ñu baril ko parce que test yi nga baril ko rek mooy tax benn cas du la rëcc parce que benn cas bu la rëcc yaa ngi ci danger parce que benn nit ki da koy jox keneen kooku jox keneen kooku jox keneen moo tax prévision yi ñu doon def au début ñooñu ci loolu lañ basé woon doon wax Afrique dëkk mel na Sénégal sax mën na am 3 millions ñu fi am mbas ci loolu lañ basé woon mooy su ko kii amee jox ko kii jox ko kii jox ko kii parce que day gaaw lool. mais yéen seen prévision ñaata moor ngeen prévoir bon moor moom xam nga ñun c'est difficile de faire des prévisions de mort te jàppuma chiffres yëpp xanaa nga may ma xool sama sama machine mais ñun li ñuy gën a prédire mooy infection yi mën naa xool nag ci machine bi lan la ñu machine bi waxoon su ma ko gisee danaa la ci wax mais li ñu prédiroon mooy su fekkoon toppoon nañ yoon wi nga xam ne yoon wu naat wi la kooku à partir du mois d'août ci li ñu jàppoon soo tegee ñaari weer Sénégal dootu am cas bu bees donc te cas ya desoon yaakaar naa 13000 moo doon des fin août soo demee ba ay mois de novembre kenn dara dootu ci des lépp génn na ba ñibbi nañ
donc loolu mooy li nga xam. qu'est-ce qui n'a pas marché aussi. waaw mooy yi ma la wax nii nee naa la ñi jaar ci aéroport bi xëy na ba ñuy ñëwee andi nañ test waaye ñëw ba toog feebar bi doog a feeñ. ensuite nit ñi dem nañu aussi ñu bàyyeeku parce que soo demee nee naa la à partir du mois de juillet am na ñuñ testé tul woon. mooy ñi nga xam ne dañ ne asymptomatique yi waaw. te ñooñu médecins yi d'accord wuñ ci ne mënuñoo wàlle keneen. li gën a wóor mooy niñ mën a wàlle du bari waaye ba tey xëy na mën nañoo wàll te kooku mën na ko wàll mag mi amul doole mbas mi sonal ko donc loolu cas la aussi bu mën a indi ay cas ensuite nit ñi dañoo bàyyeeku à partir de septembre masques yi dañ ko wàcce donc baalee masque rassemblement yi tàmbaliwaat ndax autorisé nañ ko donc loolu yëpp mën na andi lan moo ci nekk responsabilité état aussi. bon état xëy na gaaw na naagu. parce que mënoon nañ donte mbir mi demoon na ñu tëj. ñu continuer serré xëy na mais nag xam nga pression bi aussi dafa metti parce que am na ay màggal yu fi amoon ay gàmmu nit ñi def pression bon moo tax tamit yor réew yombul parce que tamit yow da nga gis loo xam ne moo gën mais est-ce que mën nga ko donc yombul dara daal mais gëm naa ne xëy na mënoon nañoo nangu ren daal man moo doon sama point de vue en tout cas en tant que analyste ndax dafa naaj benn émission moo doon 2020 bi ñu bañoon amal dara parce que tamit xëy na am na rapport yu ñu génnee ne màggal gi génneewul cas waaye foofu aussi il faut nga tey ci parce que xam nga xale bi nga xam ne dem na màggali wala mu gàmmu gi fenn moom mën na nekk cas asymptomatique non seulement duñ ko testé mais du feeñ ci moom mais kooku mën na ñibbi wàll ko donc fukki fan ak yu juróomi njëkk yi dara mën na bañ a génn waaye nga teg ci ay fan mu génnee dara moo tax li gën daal mooy ñun ñëpp ñu àndandoo en tant que sénégalais surtout ci cas bii ñu nekk nii moom carrément maa ngi koy ñaan ñëpp moom rassemblement ñu bañ ko defati donte dañuy jël ay dispositions ndax loolu lu am solo la daal day parce que fi ñu toll nii danger bi dafa bari daal. te xam nga nit ñi mënoo leen wóolu ndax liñ lay wax ak li ñuy def ndax xale yi nee naa la ñiy takk masque di ko takk normal bariwul ñu bari masque bi dañ koy takk ba pare xëy na suñ gisee policier bi yëkkati ko mais seen géej lañ koy bàyyi walaata bi dafa gaaw daal moo tax nañu muñ surtout ren fii ak weer yi ñëw daal ñëpp def ci effort bon école yi nag mi ngi fii c'est vrai que tëjuñu ko heureusement jënd nañ masque mais nañ fexe aussi ba xale yi di ko sol normalement di raxas seen loxo ak aussi suñ leen mënee dandanteel ñu dandanteel ci biir école yi yaakaar naa loolu. ndax am nga proposition ci wàllu woowu. waaw proposition bi mooy déjà fi ñu toll man damay ñaan ñu jox Sénégalais yëpp masque te kenn bañ a fay mooy masque yi ñuy fóot nañ jox ku ne 2 ba 3 masque. te jàpp nga ne économiquement attan nañ ko. attan nañ ko parce que masque bi fi ñu toll nii ñun suñ ko doon jënd en gros état mën na ko am 250 mu jënd ci suñ ko joxoon Sénégalais yëpp xëy na liir yu ndaw yi ñooñu duñ leen takkal masque mais jàppal ne au minimum xëy na soxla nga 12 millions de masques 12 millions de masques yi nga jënd ku ne nga jox ko 2 masques muy 24 millions de masques nga jaayee bu ne 250 kooku 250 francs ci 24 millions kooku da ngay diviser par 4 kooku 600 millions la 600 millions non 24 multiplié par 250 kooku de 600 millions la du dëgg 600 millions wala 6 milliards 6 milliards 6 milliards am nga ci sénégalais bu ne am na 2 masques ba mu des liir yu ndaw yi wala xale yu tuuti tuuti kooku soo ko defoon ba pare nag nga def communication bu rëy rëy ñu jël ñu ñoom Active 221 seen émission yi seen site yi def communication bu intense mobiliser communauté yi ci quartier yi nga xam ne ku ne képp koo gis ku solul masque da nga koy wax solal sa masque parce que fi ñu toll nii bi may ñëw ci émission bi am na ñu ne ma Louga ndax man Louga laa dëkk
donte ma Dakar laay liggéey waaye Louga laa dëkk. te fa la samay maam dëkk fa la dëkk. maa ngi xaar nag képp ku ne ma dëkkoo Louga yaa ngi dëkk Dakar kooku moom danañ xeex incha allah donc dégg naa Louga fi ñu toll nii képp kuy dox te solo masque dañ lay arrêté na la ana sa masque kooku war nañ ko mën a généraliser ci biir Sénégal yëpp nga xam ne période bii ku xas a génn sa kër rek ngay sol masque xëy na biir kër moom jafe na ñu ngi contrôler ko mais au moins mbedd yi parce que soo demee dëkk yu mel ne Chine dëkk yu mel ne Corée looloo tax ñu mën a xeex mbas mi ñoom masque bi même mbedd mi dañ la koy laaj waxuma rek dugg ci car bi mais nag pour garantie masque bi muy sol masque bu baax la parce que soo nee takkal masque man mën naa dem wut sama tissu bu man di doon rek takk te mënuloo ma dara muur naa sama kanam mais est-ce que tissu boobu ma def téye na du poussière la gën a mën a téye ci mbas mi donc mën nañoo fexe ba wut masque yoo xam ne répondre na normes yi mais également mu nekk yoo xam ne ñëpp danañ ci jot te duñ fay dara loolu daal mooy li nga xam ne suñ ko defoon ba pare nag masque lavable yi nga xam ne non yi ñu mënta raxas nga xam ne moom da nga koy sol di ko sànni yooyu moom mën nañ ko jaay man li ma gis bi ma ci defee sama analyse gis naa ne war naa mën a jar juróom-ñaar xam nga fi ñu toll nii soo amul 100 francs doo ko am te bi ngay am aussi xamoo ban la waaye su fekkee ne am nga au moins traçabilité ñi koy liggéey ci réew mi nga xam ne au moins ñoom mu ñu la rëcc mën nga vérifier ne yi ñu lay jox yu baax la ñooñu mën nga ko am ci ñoom 30 francs kooku dama la koy wax en gros léegi nag su fekkee yow mën nga fexe ba kooku di ko jaay en gros 30 francs digg na pharmacie bi dara doxatu fi lu dul pharmacie nationale d'approvisionnement mooy dem jëlee ko fële yóbbu ko ci pharmacie yi jox leen ko te du ci teg dara lu dul xëy na frais de transport yi mu ciy def même état à la limite état mën na jël loolu en charge kon ça veut dire que mën nañ ko jaay 50 francs 50 francs ku ne ma mëntu ko jaay 50 francs na ñëw man danaa téye ci loxoom jëndale li ko 30 francs indil ko ci place am même mën naa ko may sax transport bi ne ko nag jaay ko léegi 50 képp ku ko wedd rek na ñëw man danaa la yóbbu fi nga ko mën a jëndee 30 francs ba pare ne la nag jaay ko 50 francs soo bëggee tamit maa lay indil te du ma la laaj dara. donc peut-être si proposition yooyu noonu ñu gisoon ni da nga doon wax ci ñu def ci bon usage couvre-feu bi. nga préconiser woon ni au lieu que ñuy confiner par exemple région yi mais ñu confiner département yi est-ce que économiquement parlant dinañ ko mën a gérer. waaw xam nga d'abord ndax loolu ngeen baal ma yéen ñaar mais tamit en fait kii boobu suggestion boobu dafa am aussi lu ma wax parce que du dëppwul ak li ñu nekk di def. est-ce que kon décision bi nga xam ne moom lañ nekk di dogal instant bi baax na. non c'est-à-dire fi ñu toll nii soo appliqué woon li ma wax nii Tivaouane dana mën a génn Tivaouane dana mën a wax ne man bari gu may kaa ni ko Thiès bare wala ni ko Mbour bare soo ko analyser woon xëy na Tivaouane li am Mbour moo gën a ëpp Tivaouane wala li am Thiès bon xaw ma nag damaa wax nii rek mais soo ko defoon département par département da nga mën a gis région boo xam ne dana am ñu ci mën a rëcc parce que xam nga soo raisonné région Tivaouane ak Bambey ñoom ñaar ñëpp dañoo dend ak région de Thiès département de Thiès donc soo dugalee Tivaouane pourquoi dugaloo Bambey moo tax mais nag président sama dëkk boobu tamit moo ko dugal donc looloo tax te lu tax ma ne département xam nga département dafa am capitale départementale par exemple soo demee Louga man Louga laa xam yow Bambey nga dëkk Bambey xam naa ko waaye miinu ma ko ni ma miine Louga moo tax damay wax lu ma xam Louga soo xëyee suba communes yi ko wër yëpp ak village yi luñ mënta am fa ñu dëkk Louga lañ koy jënd si ndax moo leen gën a jege xëy na am na ay exception xam na xëy na ñi cate ba den nag benn commune bi xëy na danañ dem ci beneen département bi mais li gën a bari ci département bi ci capitale département bi la ñuy dajaloo ensuite ñi dëkk ci département bi dañu xame su dee élus yi xame nañ ñi ngi daje toujours
surtout que créé nañ léegi département maire yi xame nañ nit ñi xame nañ en général village yi souvent même ay parents lañ. loolay wan ne parce que bul fàtte ne département yi créé wuñ ko nii rek soo xoolee day xaw a nuroog province yu yàgg ya soo jëlee province Njàmbur mooy à peu près département bu Louga fi ñu toll nii. du dëgg donc soo jëlee Guet moom mooy à peu près Kébémer noonu lañ koy toppee daal soo demee Jolof waxuma Jolof bi demoon ba kii waaye soo demee ba Linguère li mu ëmb structure la boo xam ne au niveau socioculturel ak yooyu yëpp am na loo fa mën a génnee. ni nit ñi doon dugganteeg parenté beeg yooyu yëpp ndax nit ñi liñ daan dem xëy na du sori man gis samay mbokk fu jege Njàmbur moo gën a yomb dem seeti leen Saalum. donte am naa fay mbokk waaye fee lay ëpp moo tax département am solo donc soo confiné département bi dana la may wala boog nga def couvre-feu ci département bi dana la may pratiquement ñi nga xam ne ñooy gën di jaxasoo nga mën a liggéey ci ñoom waaye région mën nga laal koo xam ne xëy na mbir mi laalu ko lool ensuite dana la may département am yu ci rëcc fi ñu toll nii ndax bëgguma ci cité benn mais soo ko toppan ci chiffres yi xëy na am na ñoo xam ne il faut ñu dugal leen ndax chaque jour ñu wax la Kaolack même Louga gi ma dëkk fan yi ñu ngi koy tudd am na yeneen yoo Ziguinchor wala yooyu yëpp xëy na da nga xalaat est-ce que du ma leen ci dugal moo tax ma ne nañ raisonner département moo ëpp efficacité peut-être raisonner ci région. est-ce que proposition boobu def nga ko pour ñu parce que tamit dëppoowul ak ndogal bi dama koy rappeler mais tey est-ce que tey war nañ tendre kon ci changer modèle bi ñu gérer couvre-feu bi jëm ci bii. waaw xam nga li ñu wax ni li ñëpp dégg nañ ko ndax ñun xëy na comme bureau boo xam ne xalaat la ñuy def moo tax ñu wax ko nii ndax li ñuy def ñëpp dañ cee war a jot am na yoo xam ne kenn du ci jot ndax nguur yi rek moo ciy jot mais am na yoo xam ne nit ñëpp mën nañ ci jot parce que loolu œuvre citoyenne la ndax mbas mi fi ñu toll ñëpp dañ cee war a indi seen xalaat donc loolu proposition citoyenne lay doon boo xam ne société bi yëpp moo ci war a jot xalaat ci waaye bon ñi ngi xaar ndogal yi ñëw xëy na ci kanam ba xam danañ ci tenir compte wala den waaye gis nañ ne daal suñ ko defoon lu baax lay doon. d'accord xam naa ñu gën a wéyal rek am na beneen boo xam ne tamit nekk na loo xam ne proposition la bu ngeen def mooy nga ne ñu mettre en place benn stratégie bu prudente et progressive de vaccination boo xam ne pour mieux apprendre de l'expérience internationale bëggoon naa aussi ñu faram-fàcce tuuti loolu parce que ci wàllum vaccination bi coow li bari na ñun ni bëgg nañ xel mu dal wala ñu xam fan lañ ciy teg seen tànk. waaw xam nga piqûre moom daa metti d'abord piqûre moom yaakaar naa ñi ko ñemee bariwul waaye bi ñu laajee nit ñi tamit ñun ñi comme toujours bi ñu xamee ne piqûre tôt ou tard dana ñëw dem nañ laaj nit ñi est-ce que nangu ngeen ñu piqûre leen biñ leen ko laajee su doon téeméeri nit juróom-ñaar fukk ak ñaar yi nee nañ nanguwuñ ñu piqûre leen ndax ñoom nee nañ wóoluwuñ piqûre bi wala boog ñenn ñi 77%. 57%. juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. mooy 57. waaw waxuma juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar juróom fukk ak juróom-ñaar. donc ñooñu nee nañ ñoom wóoluwuñ ñu piqûre leen ndax ñenn ñi wóolu nañ seen bopp ñeneen ñi mais ñi ëpp mooy wóoluwuñ piqûre bi ndax ñenn ñi nee nañ ñi lay piqué ci boppam ñi créé vaccin bi amuñu benn responsabilité soo ci amee problème ñoom mënoo leen dem topp yoon ndax ñoom dañoo dégager seen responsabilité ñenn ñi nag ñoom mën nañ fanweer ak juróom-ñett 38% ñoom nee nañ nangu nañ ñu piqûre leen xëy na suñ bëggee donc nit ñi dem ba nangu piqûre bi il faut ñu jéem a wax ak ñooñu pour xool na nañ leen di convaincre waaye lu tax ñu ne nañ ci tey comme fi ñu toll nii piqûre yi ci boppam ñi ko liggéey ñoom nee nañ test yi pareegul ndax nee nañ danañ ko continuer pendant 1 an pour gën ko étudier encore donc jàppal ne képp ku piqûre fi ñu toll yaa ngi bokk ci test yooyu te comme ñun mbas mi sonalañu nu ñu sonalee États-Unis wala Amérique lim gën a yàkkamte fee yàkkamte woo ko fii moo tax soo xoolee gouvernement bi sax ni mu ko doxalee dafa ciblé ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a am risque
looloo tax ma wax progressive. daanaka lu toll ci 20%. voilà moo ñu tax dispatché ko ci jëloo médecin yi ñëpp njëkk a nekk alors que ñeneen dëkk yi feebaram. am na dëkk yoo xam ne nee nañ leen fii ak juróom-benn weer ñoom ñi danañ vacciner seen population yëpp. ñun suñu priorité mooy 20% yooyu nga wax. xëy na sax matu ko parce que soo jëlee ñi nga xam ne ñoo ëppal juróom-benn fukki at ëpp ñu 5% 4,5% la population bi te tax doo ko jël ci total bi ndax mën nga cee génn xale yu ndaw yi. donc ñooñu 4,5% de 16 millions daf lay jox à peu près 800 000 maximum personnes te 800 000 yooyu même mën nga ko yéegee ba 65 ans 500 000 la lay jox 500 000 yooyu du ñëpp a feebar. xëy na da nga ci mën a récupérer waat peut-être 400 000 mooy ñi nga xam ne ñooy nekk sa population à risque. bon nga boole ci nag xëy na ñi nga xam ne amaguñ 60 ans mais am nañ yenn feebar yi. mooy hypertension artérielle dana la yóbbu peut-être ba 1 million effectivement soo boolee yooyu yëpp xëy na nga mën a dem ba 20%. donc jàppal 20% soo bëggee. mais 20% boobu yëmul ak ñee nga xam ne moom 100% lañ war a dem donc ñooñu mooy ñi nga xam ne war na nga cee soo amee possibilité te tamit il faut ku ne nga laaj ko est-ce que bëgg nga su fekkee ne moom bañ a vacciner wu moo ko gënal mënoo ko forcer mu vacciner vaccin kenn mënu ci forcer kenn kooku ndax sa yaram moom lu ci dugg yaa ko war a nangu. amul kenn ku mën a dugal sa yaram loo nanguwul xanaa ñu jël même armée su ñëwee du man mooy tirer sa kaw waaye mënu la forcer. mënu la forcer kooku moom na leer. donc kenn mënul forcer nit mu vacciner wu mais nag mën nga ko convaincre mook famille am ba mu wóolu vaccin bi ba nangu nga vacciner. donc yow yaa ngi jàpp ni képp ku nga xam ne da nga jël piqûre bi da ngay bokk day mel ni ci test boobu nga bokk est-ce que kon état du Sénégal warul gën a prudent par rapport ak test yi nga xam ne mu ngi wax ne le ministère na préparer nit ñi pour vacciner. waaw xam nga comme c'est-à-dire du n'importe quel vaccin la ñuy jël parce que vaccin yi am nañu def analyse ba gis ne su doon téeméer efficace na ci juróom-ñeent fukk ak juróom. looloo tax dëkk yi nangu ko jël. mais du ne rek test vaccin bu ñu testéegul kooku daanaka am ñi koy nangoo jël sax du bari. am na ñi koy nangoo jël souvent dañuy dem ba amatuñu espoir. juste ne ci document de plan de préparatoire bi nga xam ne ministère bi génne na ko ñu ngi ci wax ne choix vaccin yi bokk na ñu xool. justement ci efficacité bi. mais bokk na ci ñu xool ni ñu koy conserver. bien sûr ak nombre de doses bi nga xam ne moom ngay soxla pour mën a. xam nga Sénégal mën nga wax lu ne mais lu jëm ci médecine. mën nga ci wóolu suñu docteur yi ñeewuñu ci États-Unis ñeewuñu ci France ñeewuñu ci Espagne ñeewuñu ci Allemagne c'est-à-dire protocole yi ñuy utiliser ñun kooku rapport yi ci boppam moo ko génnee soo jëlee am na benn rapport bu ñuy publier di analyser système médical yi am ci àdduna bi yëpp dëkk yi seen wér-gi-yaram ni ñu koy saytoo nan la demee Sénégal ci dëkk yi gën a baax ay protocole la bokk mooy procédure yi mooy balaa ngay dugal vaccin vérification yi ngay def ci ñi ci gën lañ moo tax man foofu awma ci problème kooku mais nag fi ñu war a gën a def effort effectivement mooy ci équipement yi mooy fexe ba équipement yi ñu lawal ko ci réew mi ñëpp te nguur gi sax am na effort yu mu ci bëgg a def fan yi effectivement ressources humaines yi aussi recruter ba personnel bi doy ba spécialistes yi nekk ci région yëpp parce que soo demee fu mel ne Bambey am na yoo xam ne doo ko am ngay obligé dem Diourbel wala nga dem Thiès te waroon nañ dem nga war a mën a toog Bambey lépp loo bëgg a faju nga mën ko fa faju te am médecin boo xam ne dana fa nekk mën la ko faj kooku nag day laaj nga am médecin yu doy également ñu motiver leen bañ mën a toog foofu donc foofu daal la ñu war a def effort mais man awma problème ci ne suñu médecin yi suñu bis bu ñu nee vacciné wu leen xamal ne def nañ vérification yi war yëpp yiñ man à leur niveau yàlla nag moo xam lépp ndax encore une fois il y a toujours 5% de danger waaye 5% tuutiwul te sax du danger dañuy wax 5% bi mën na bañ a mën a faj waaye am na lu ñuy wax effet secondaire
effet secondaire mooy loo xam ne même yow mii soo jëloon garab goo mën di jël soo demee lire notice bañ lay jaay ca pharmacie danañ ci bind d'abord soo am na contre indication mooy su la lii jotee bul ko jël dañu wax soo dee par exemple jigéen wérul su dee jigéen am na ñu ne bul jël vaccin Moderna mooy vaccin boobu di bëgg a ñëw nee nañ jigéen wérul buñ ko jël danañ la wax tamit soo ko jëlee gaa dana la fajal lii waaye mën naa yokk sa lii ku am tension mën naa yokk tension moo tax yooyu yëpp il faut ñu def ci attention te yooyu nag pour ñu xam ko vacciné yu bari rek mooy tax ñu xam effet secondaire yëpp parce que xam nga ñoom bi ñuy def test fu mel ne Afrique par exemple Pfizer Afrique du Sud rek la def test ci dëkk yu mel ne ñun dëkk nga xam ne ñu ñuul ñoo fa dëkk mais loolu doyul parce que Afrique du Sud ak ñun yamuñu yaram nii Covid bi sonalee Afrique du Sud sonalewu ko Afrique soowu jant moo lay wan ne am na yoo xam ne nuroowuñ ko ndax xëy na ñun ni ñuy naane fi chloroquine suñu yaram ni mu demee yemul ak waa Afrique du Sud moo tax il faut nga tey ci daal looloo tax ma ne nañu avancé waaye tey ak ndànk-ndànk di gën a jàng di xool aussi président am na benn protocole boo nga xam ne ñu ngi nekk di ko jànge ci effets secondaires yi commencé feeñ en Europe ci vaccin parce que ñu ngi ciy dégg ay décès donc est-ce que ñun tamit bala ñooy jot nekk nañ ci procédure bi nga xam ne ñu ngi topp protocole di jéem a jàng non ñu ngi ci xamal suñ gars yi aay nañ de suñ gars yi moom na sa xel dal suñ gars yi nee naa la bis boo leen déggee ba ñu def seen rapport nañu dem xamal ne xool nañu àdduna bi gars yi mënuñu leen ñoom li leen manqué daal mooy matériel rek mais suñu leen joxoon matériel même vaccin fii danañ ko fi liggéey mais même vaccin yi lu mu tudd Institut Pasteur nee nañ ñoom arrêté nañ procédure waaw xam nga boobu Pasteuru àdduna bi la ndax mais Sénégal suñ leen joxoon matériel parce que yooyu yëpp ñi koy liggéey ay par exemple kii vaccin Pfizer boobu benn turc bu nekk Allemagne boo xam ne turc la juddoo wala bokk fa la cosaanoo kooku moom mooy ki nga xam ne moom moo xelal loolu yëpp ak ñeneen ñu ci jàpp waaye il est au cœur de la fabrication moo tax doomu sénégalais yi am nañ xelañ boobu soo demee fu mel ne yeneen dëkk Afrique yi aussi ñu mel ne ñoom RDC ñoo ñëpp am nañ médecin yoo xam ne def nañ ay jaloore ci àdduna bi parce que ñuy rappeler rek ne ku mel ni professeur Mboup ku mel ni professeur Daouda Ndiaye gis nañu ay réalisation ñu def ci wàllu paludisme ci wàllu sida yoo xam ne Sénégal la ñu sokkee ko donc justement xam naa dañuy tànd rek un peu ñu génn ci li nga xam ne benn dafa mel ni sax li nga xam ne mooy hausse des cas bi am après Covid-19 aussi directeur xaw na doy waar parce que def nañu constaté nañ ne justement bi couvre-feu bi tàmbali léegi cas yi dañuy leb waaw xam nga couvre-feu bi mënul arrêté kaay ndax couvre-feu yaa ngi koy def guddi mais bis bi yëpp nit ñaa ngi duggante kaar di daje xale yaa ngi ci koñ yi soo demee sa koñ nga xool ñaata xale fay sol masque te dañuy toog nii di waxtaan di waxante nii liñ daan dante ëppul 30 centimètres kon nu muy jeexe mais nag couvre-feu mën na ko wàññi mën na wàññiral rythme bi waaye du li nga xam ne moom mooy freiner kaay pour nga kaay freiner il faut ñëpp sol masque ba pare dandante loolu mooy garantie bi gën a rëy pour kaay arrêté nga xam ne képp ku ko amati doo ko mën a jox keneen mais tant que nit ñaa ngi jaxasoo donte da nga def couvre-feu mais ñu mën a jaxasoo ci bis bi même kër yi danger la parce que kenn mën na dem doxantu ji ba mu neex ko mu ñëw wàllu ko waa këram looloo tax ngay gis yenn saa yi benn kër nga gis fa cas yu bare bari feeñ fa donc même ci kër yi moo tax ñuy wax xale yi nañu protéger seeni waajur di bañ a jaxasoo ak ñoom trop di leen dànd wala bokk suñ génnee di sol masque mais xale bu solul masque ba pare ñëw jaxasoo ak say waajur yaa ngi parce que ñoom ñooy gën a bouger donc ñoom lañ war a waxal ñu am responsabilité mag ñi aussi parce que am na mag ñooy gis aussi ñuy dox ni ñuy sole masque bi jaarul yoon donc foofu la mbir mi nekk mais
sinon dana yomb rek nga def couvre-feu rek ne mbas mi jeex na kon nag. d'accord donc xam naa temps bi daf ñu xoj donc xam naa ni Samsidine dafay tenir trop ci question politique yi muy ñëwaat ci yow. dama koy bàyyi ak yow donc ci wàllu politique bi ak ci wàllu ay ambition politique am parce que justement temps bi daanaka tuuti moo ci des. waaw dañu gis ni da nga am mouvement bu tudd mouvement pour un Sénégal émergent ngay dëkk Louga di yëngu di dimbali waa Louga lu bëri te ñu ngi jëm ci ay échéances électorales yoo xam ne ay questions politiques la ñu bëggoon a xam ban taxawaay nga ci nar a am. waaw man ma incha allah bëgg naa ne candidat mairie ñoom rek te maa ngi liggéey di liggéey ak nit ñi pour que ñu def benn mouvement boo xam ne politique lalu ko waaye développer suñu gox moo tax te ñu ngi ci liggéey at yi yëpp daanaka am week-end bu ne maa ngi ci terrain bi ci village yi liggéey ak ñoom te ñu ngi fay def ay innovation yoo xam ne ku ko dugaloon ci biir réew mi aussi mën na jariñ yenn réew mi yëpp ndax xëy na suñ demee ba ci kanam sax danañ capitaliser liñ fa jot a liggéey pour xamal ko waa Sénégal pour que yeneen ñu mel ne ñoom waa Bambey ak yooyu yëpp man cee sukkandiku parce que fi ñu toll nii nit ñi li ñu soxla bëriwul da nga gis dëkk yoo xam ne fi ñu toll nii ndox mi ñuy naan ndoxum xorom la ba léegi pour ñu am ndox mu neex il faut ñu jënd bidon bi 200 francs wala 100 francs wala 125 ñenn ñi danañ dem ba 200 donc te bidon bi 20 litres la kooku soo ko defoon mètre cube nga multiplier ko par 50 même kiy jënde 100 francs mi ngi jënd mètre cube bi 5000 yow mi dëkk Dakar yaa ngi jënd mètre cube bi xëy na matul 300 lu mu metti ëppul 700 ki dëkk ci village bi jënde ko 5000 ki nga xam ne fa la gën a cher 10 000 francs lay jënde mètre cube pour naan te soo demee ci kër boo xam ne bari na nit il faut ñu naan ndox mu bari donc loolu moo tax ñun li ñu gën a yitteel fi ñu toll nii mooy fexe ba kenn dootu sonn ci naan ndox kooku moom liggéey naa ci liggéey bu baree bari mooy dëkk bu ma dem fekk nit ñi daan root ak nga xam ne seen loxo la ñuy jël pour génne ndox mi ci ak jukki koy waxe foofu waaw jukki fexe naa ba dëkk ya ko daan utiliser pour naan ndox loolu dindi nañ ko duñ koy defee mooy indil nañ leen fa machine yoo xam ne mooy génne ndox soit machine électrique wala li gën a bari machine solaire te mi ngi dox ñu toll nii mën naa la ci wan ay photo yu bëree bëri soo ñëwee tamit danañ la ko wan su ngeen bëggee ngeen dem def fa reportage kenn sonnatul daanaka ci loolu am na dëkk yoo xam ne ñoom dañ leen a wutal ay machines yuy filtrer ndox loolu aussi modèle la boo xam ne def nañ ko am na temps yoo xam ne dañ daan wut ay citerne mu dem Louga wax ak waa service hydraulique ñu abal ñu citerne bi ñu def ci carburant duy ko ndox muy wër dëkk yi di leen ko jox ñu installé ci dëkk bi ay citerne su ñëwee duy yëpp après waa koñ bi di ko jaay donc yooyu yëpp yu ñu dox la ñi ngi wax ak tamit service officiel yi pour que lac de Guiers bi mën a agsi foofu parce que ñun soriwuñ lac de Guiers te bon yenn yi nag moom li ñuy wax mbéjum karam borom a koy fajal boppam munoo jël lac de Guiers bokk région Louga nga romb ñëw ba Dakar jox machuk Samsidine gi bàyyi ñu ñun moo tax dañuy ñaan gouvernement bi ca dëgg-dëgg ñun ñi nga xam ne ñoo bokk département Louga nga xam ne fa la kii ba nekk fa la lac de Guiers ba nekk ñu fexe ca dëgg-dëgg ba ñun ñëpp ñu jot ci ndox mi wala boog ñu defal ñu forage ndox mu neex boo xam ne waxuma forage ndox mu xoromu loolu daal mooy li nga xam ne liggéey dafa mel ni dina saafaraw léegi ndax démb ñu ngi jot xibaar kii di Charles Fall directeur général SONES mu annoncé ne que Kër Momar Sarr 3 bi dina génn fii ak ci premier trimestre bi waaw ñu mel ni Louga Thiès Dakar ak Mbour dinañ mën a utiliser incha allah moom wóolu nañ liggéeyam te yaakaar naa dana ci def li ñu ci war a def donc ñu ngi koy encouragé ci mébétam boobu mu àggale ko parce que ndox fi ñu toll nii toll nañ foo xam ne kenn waratul nekk Sénégal di naan ndoxum xorom waxuma Louga rek de ndax keroog signalé nañ ma ñu dëkk Bignona benn village benn commune sax boo xam ne ndox mu naqari la ñu naan ba Bambey rek ndox mu naqari la ñu naan ah Bambey rek voilà jege na c'est loolu 126 kilomètres de Dakar ndox mu naqari la ñu loolu priorité la loo xam ne da ngay def lu ñuy wax une grande offensive
ci yenn at rek nga fexe ba ñëpp am ci ndox mu neex bi te nee naa la modèles yi da nga koy varier moo taxoon ma ne la dinaa partager expérience bi may def parce que fekkee da nga basé wu ci forage rek yenn saay forage du mën a nekk solution bi parce que zone boobu yëpp ndox mi day nekk salé donc da ngay obligé parfois ay machines yuy filtré ngay wut ndax filtré yi moom même ndoxu teen sax ñeme na ko filtré moom dafa te tamit cherul machine bi filtré par exemple am na yuy jar 2 millions 500 te mën na filtrer 500 litres par heure te mën na liggéey 16 heures par jour donc journée bi mën na la ci génneel 8 mètres cubes 8 mètres cubes léegi ne woon mooy 50 fois mooy 400 bidons xam nga mètre cube bu ne 50 bidons la donc 8 mètres cubes bu ne 400 bidons la te benn bidon ñaata nit a ci mën a naan su fekkee naan rek la bon mën nga compter 2 suñ ci boolee attaaya yeeg dafal 3 dafal 7 personnes par bidon parce que mën nañ cee togg añ ak yooyu yëpp donc am nga 7 fois 4 muy ñaata 400 am nga 3000 personnes pratiquement yoo xam ne machine boobu mën na leen a jox ndox donc solution yu mel noonu yaakaar naa suñ ko généraliser woon Sénégal yëpp kenn dootu sonn ndox donc pour man guerre boobu fi ñu toll nii il faut ñu attaquer ko boo jógee ci ndox lu jëm ci leer tamit ñun liggéey nañ ci ndax am na dëkk yoo xam ne su timis jotee ragal naa ginaar dootoo ko gis ñëpp a nga seen parce que ndax lëndëm gi rek dëkk yooyu ñun niñ def mooy fexe ba leeral ëttu dëkk bi mooy suñ mënul dugg ca biir kër yi loolu suñ doole may ñu ko mais ñu fexe ba fa nit ñëpp di daje ñu fexe ba foofu leer nga xam ne xale yay jàngi mais dafa solaire xaalis bi financement bi fu muy jógee waaw xanaa sama salaire rek man fi toll ni yenn saa yi moo tax danaa soxla sax xëy na ku ma may njëgu taxi mooy loolu rek mooy nangu di ak yenn saa yi tamit ma laaj samay xarit ne leen kaay leen jàpp ci maa ngi leen di gërëm ñenn ñi ñëw jàppale ma waaye li ci gën a bari ci man la jóge mooy lu ma am rek bokk koog nit ñi loolu nag yàlla dana ma ci fay daal ba tax na soo ko defee te loolu cherul xam nga lampe yi ma lay wax nii benn lampe bi mi ngi jar parce que man li ma lay wax dama lay jox yu leer 45000 mën nga ko ci am boo xam ne da nga ci am 300 watts 300 watts bi soo jëlee poto bi ko ci def ak yëpp lépp 50000 mën nga ci leeral 50000 mooy nekk panneau solaire bi lampe bi lépp muy leeral koñ bi lépp mu leeral su fekkee dëkk kii bu yaatu na nga def ci ñett ba ñeent yi dana wër village bi dana wër place village bi su ko defee xale yi guddi gi danañ mën a toog di ñëw di fa jàng donc liggéey bi nee naa la il faut ñu changer ni ñuy xalaate développement. kon communes yi li ñuy liggéey ñoom. communes yi de moom ñu ngi noonu rek moo tax ma ne la nañu gaaw mais modèle bi muy wax c'est intéressant parce que gis naa Bambey lu mel noonu loo xam ne association benn jeune ñoo ko xalaat. bien sûr da ngay ñëw nga joxe wàllu lu toll ci 3000 3500. bien sûr mais ils arrivaient ñu jël lampe bu leer bu solaire. bien sûr mais bool yu yàqu yi inox yi. bien sûr moom lañ ko daan couvrir. oui donc dañ koy defar ñoom. ba monté la ko sa buntu kër tey boo ñëwee Bambey nekkul poto lampe mairie bi moo ko leeral. bien sûr mais buntu kër boo romb am na benn lampe 300 watts wala lu ko jege. waaw boo xam ne mu ngi leeral buntu kër gi. c'est ça du fait tey éclairage bu normal lañ am ci ville bi yëpp. waaw loolu ensuite ñi ngi liggéey aussi ci semence yi yenn saa yi jàppale baykat bi mu am semence ren joxe naa semence de ñebbe daaw joxe naa semence su ñebbe même gerte am na at bu ma ko joxe tamit donc pour wax la ne loolu dana jàppale nit ki parce que li ko état di jox suñ ko séddoo daanaka am kër gu ne suñ la joxoon par exemple 50 kilos su ngeen ko séddoo presque kenn ku ne day am 3 kilos te soo bëggoon a bay benn hectare fi ñu toll nii il faut nga am 50 kilos gerte pour mën a bay benn hectare 50 kilos soo ko amul doo bay moo tax loolu yëpp liggéey la boo xam ne ñun ñu ngi koy def waaye nag ngërëmu yàlla lañ ciy wut li ñuy def nii ndax man ñun ca Louga dañ faa yor benn ONG boo xam ne sama baay moo ko taxawal moo tax yoon woowu lañ topp donte xëy na suñu nit ñu joxoon mairie bi danañ gën a mën a yaatal liggéey bi waaye li ñu gën a yëkkati mooy jàppale nit ñi ndax maa ngi koy def sax foo xam ne bokkul ci commune bi ma yëngutu. d'accord da nga doon peut-être ñu terminer ak question bii nii da nga doon wax ni par exemple da nga proposé woon ci sa benn livre bi nga bindoon en 2003
ni mandat présidentiel dafa war a nekk benn mandat unique de 6 ans yaa ngi ci ba léegi wala. man loo ma mës a bind tey jii laa ko gën a wax ndax man su may bind kenn dicté wu ma man maa toog xalaatal sama xalaat ne lii moo gën ci réew mi kon nag la ma waxoon maa ngi koy bind ba tey waaye nag mënumaa forcer nit ñi lii ma wax ni ñoom ñu topp li ma wax wala ñu def ko ndax ku nekk ak ni ngay gisee waaye man sama gis-gis laa joxe ndax man nee naa la su ma xasee añ sama añ julli samay julli li ci des man sama kër laa nekk lépp lu ma gis ne day avancer le Sénégal danaa ko wax te du ma ñaan autorisation parce que man yàlla noonu la ma bindee xaaruma ci kenn dara man yàlla moo ma yor ci lépp sama baay lépp man moo ma jàngal ba ma nekkee xale encouragé ma kon moom laay delloo njëkkal li ci des nag ñoo bokk réew mi ku nekk ci biir réew mi da nga mën a fexe loo jariñ réew mi lépp loo xalaat ne mooy jëmale kanam réew mi na nga ko wax ba nga def ko ci ak teggin te tamit bul wax rek bàyyi mais wax waneel yoon wi ñuy def ba àgg ci man de ci loolu laa nekk. ba leneen di ñëw. am na solo loolu xam naa ne bari na point yu ñu tëb ndax temps bi xoj ñu xam naa dañuy ñaan rek ñu yokkal ñu temps bi tuuti justement waxtaan bi amoon na solo loolu directeur ñu lay remercier aussi di la jaajëfal di wax téléspectateurs yi ne am nañu xol bi métti na leen temps bi fii la yem romb nañ ko tuuti sax di la bàyyi nga tàggoo joxe sa. waaw maa ngi tàggoo est-ce que du tàggoo si question économique yi sax mu tàggoo wala ñu dem benn yoon man bu ko defee. may naa économie bi li ma ciy wax mooy. daaw metti woon na lool waaye tàmbali na jóg donc foog nañ ne ren dana jóg bu baax waaye loolu nag nit ñi ñoo mën a tax mu jóg bu baax mooy ne ku ne futteeku gën a liggéey ñi nga xam ne ñoo yor entreprise yi ndax ñooñu la ñuy gën a xaar ak ñi nga xam ne aussi ñooy bay ak ñoo ñëpp lañu futteeku liggéey ñi nga xam ne dañuy yor artisan ñëpp lañu liggéey yaakaar naa suñ ko defee objectif bi ñu wax ne bëgg nañu ren ñu am juróom muy 5% danañ ko mën a am daaw moom metti woon na lool waaye yàlla daf ne méttiwul comme yi méttee yenn dëkk yi ndax yenn dëkk yi dañu ndërmalu carrément ñun xëy na du ñu am lu bari waaye du ñu ndërmalu lu bari donc mais ren moom mooy année bi nga xam ne ci lañ war a def relance bi mais relance yi du gouvernement moo koy def gouvernement li man mooy xalaat yombalal waaye nit ñi ñoom ñooy indi relance bi li may tàggoo nag mooy ci liñ tàmbalee rek mooy encourager nit ñi mbas mi lu sérieux la nañ ko may fulla may ko yitte te fagaru mooy takk masque yi takk ko sérieusement te bàyyi rassemblement yi te xam ne lii lu sérieux la lu garaaw la te benn nit bu fi jógee rek xamal ne benn nit bu fi mënoon a des la yàlla nag moom mooy dundal di faat waaye li mu wax ci alxuraan wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin mooy loolu mooy bul jël say loxo nga dem alak sa bopp loolu yaakaar naa mooy loolu mooy foo waroon a mën a takk masque solo fu masque ba pare nag dama wakkirlu ci yàlla loolu du wakkirlu da ngay jël say matuwaay ba mu mat nga takk sa masque nga def distance soo paree nag ñaan yàlla mu protéger la ndax moom rek moo la mën a protéger jërëjëf. ñu ngi jërëjëf yow tamit ñu lay jaajëfal di rafetlu teewaay bi ci plateau bi ak disponibilité bi mais aussi qualité réponse yi ak xam-xam bi fi génn di remercier aussi téléspectateurs A221 TV yi di leen xamal ne moo nekkoon seen émission face à l' actualité ñu dalal fi monsieur Moubarak Lo di directeur bureau de prospective économique fii ci Sénégal ñu leen di jaajëfal di leen joxoot ci daje ci beneen numéro face à l' actualité.